asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ànd ak seen télévision Sunugal 24 ñoo ngi am mbégte dellu soit ak yéen ci seen jotaayu taxawu jàngat nag comme ni leen koy faral di amale waxtu nekk ci suñu premier jotaay 2022 dañuy dellu siwaat delluwaat buum ca mboy ga ndax jàppe nañ ne ci année ba la ñu génn muy 2021 suñu premier jotaay ñoo ngi ko dalale woon ki nga xamante ne moom moo di Cheikh Oumar et cette fois-ci professeur Cheikh Oumar la ñuy dalalaat ci li nga xam ne moom moo di début année bi 2022 ñu daal di baaxantalewaat jotaay bi pour gën a dellu siwaat li nga xam ne moom moo di anniversaire jotaay bi Cheikh Oumar tey ñoo ngi lay dalal ci Sunugal 24 encore une fois di am mbégte di am contentement ci sa dellu siwaat ak sa disponibilité jërëjëf sëñ Abdou Khadre mbégte gi fii la ëppee wax dëgg yàlla ñu ngi am mbégte loolu delluwaat si suñu kër ndax fii suñu kër la léegi macha allah di la ziar ci sa tur di ziar boole bi ñi nga àndal liggéey ci kër gi ñëpp ñu jàpp ci liggéey ba muy antu leen ñaanal yàlla defal leen tawfiq ak taysiir yàlla wàccee baraka ci kër gi ba lépp luñ fi yëngatu mu nekk njëriñ yàlla lawal ko màggal ko ba ca kaw a kaw incha allah ndax sag la te ndam la ci réew mi incha allah rabbi donc bëgg nañ loolu wax dëgg yàlla dellu siwaat fii di nuyu mbokku internet yu seetaan ci biir réew ci bitim réew yëpp di leen ñaanal atum jàmm di leen ñaanal tawfiix ci at gu bees gi ñu dugg di ñaan lépp luy ay mbébét yu ñu amoon ci at yi weesu te jotul antu yàlla na yàlla mottali ko te matal ko ci at bi ñu ne incha allah rabbi waaw jërëjëf professeur Cheikh Oumar ñi am mbégte tout le temps di ànd ak yow ci jotaay yu ni mel mbokk yi ñu di leen xamal ne ba léegi dañuy bëgg a ànd ak yéen ci point yi nga xamante ne bokk na ci point yi nga xam ne ci actualité moom moo gën a siiw muy waxtaanee li nga xamante ne moom moo di projet de loi bi nga xamante ne biir assemblée nationale dañ ko rejeté mu di criminaliser lii di affaire homosexualité ñu bëri amoon yaakaar ci ne xëy na dinañ ko mën a def ndax jàppe nañ ne ñu ko seq ay jullit lañu ay taalibe lañu mais ñeen ko seqal tamit aussi ay jullit lañu ay taalibe lañu mais amuñu ci lu dul xëy suba rek dégg ñu ji di ci wax ay responsable yi nga xamante ne dafa mel ne boo leen dee dégg wala nga xóotal sa information di nga gis ne pro LGBT la ñu gën a jege ci doon gin doon ay taalibe wala doon gin doon ay jullit loolu nag am ak mbetteel bu bëree bëri dina ñëw ci point yooyu niki noonu yi tamit ndax politique dafa mujj nekk lu nga xamante ne moo mujj doon religion te yëguñu ko ba lépp lu waay yëkkati ñu dugal ko ci politique pour mën koo xeex wala déet dina ñëw tamit aussi ci lan mooy doon conséquence u nit ñi dem bay inquiété wu ci ñi nga xam ne ñu jàpp ne woon ñooy seen kilifa parce que dañu jàpp ne Sénégal réewum kilifa la te ñi nga xamante ne ñooy kilifa yi dañ leen a war a déglu mais dañu dem ba nga xamante ne combat bi ñu ko porté dañ koo porté dem it ko seeni kilifa bañ demee tamit ba am ci mbetteel gis na ni kilifa yooyu déggagun seen baat ba nëga ni ana lan moo waral loolu itam dina ñëw tamit aussi ci monnaie locale bi nga xamante ne Ousmane Sonko tudd na ko fële ca Casamance bi nga xamante ne mi ngi déroulé li nga xam ne moo di programme am ci élection locale yi mu indi nag coow lu rëy ñu commencé di wax ci li nga xamante ne moo di zone Casamance bi nga xam ne dañu jàpp ne zone bu sensible la est-ce que war nañ fa tuddee monnaie boobu ñuy wax ndax mooy monnaie bi nit ñi yaakaar wala dafa am beneen monnaie bi nit ñi xamul looloo tax ñu daal di nar a ànd ak ki nga xamante ne moom moo di professeur mi nga xamante ne sax ci wàllu googu def na ci benn livre bii nga xam ne gis ngeen ko muy la révolution de l'argent bi nga xamante ne def na ko depuis presque pendant 4 ans mu bind ci lu yàgg ma fàttali ne Cheikh Oumar économiste la daf ci spécialisé wu ba pare nekk def ci formation académique bu nga xamante ne bu am solo la wàllu googu dinañ ci waxtaan lu bëri kon su ko defee ñoo ngi préparé suñu première question bu njëkk Cheikh Oumar dañuy dem ci rejet bi nga xamante ne def nañ ko lii di proposition de loi bi nga xamante ne dugaloon nañ ko ñuy ànd sàmm jikko yi ñoom ñoo gën a siiw ci porter combat boobu yóbbu ko li nga xamante ne moom moo di assemblée nationale pour ñu criminaliser ko parce que ñu bëri doon nañ xaar pour ñu criminaliser ko ñu jékki-jékki rek daal di yëg ne rejeté nañu ko te ba léegi réaction bi amul benn spontanéité lan nga yaakaar ne moom moo nekk foofu ci ginnaaw ba loi bi mënul jàll waaw jërëjëf sëñ Abdou Khadre laaj bi am na solo trop ndaxte ñu bëri dañoo laajandoo même laaj bi may fàttali rek ni loi bi bañ ko defaree ba bind ko ba yóbbu ko député yi ko porté yóbbu ko déposé ko bureau assemblée fexe woon nañu liggéey bu mucc ayib te xarañ ci loi bi ba ñu xam ne loi bi moom ñaar yi tax ñiy dàq loi nan dafay irrecevable ñaar yooyu dalul loi bi benn bi muy loi bi xam ne dafa waroo ak constitution wala ak yeneen normes yi loi boobu dañ koy dàq dafay irrecevable
wala loi bi nga xam ne pour ñu doxal ko wala pour ñu dogal ko il faut ñu changer budget bi na dafay am ay incidences financières day am lu muy soppi ci xaalis loi bi tamit bureau bi tamit ñu koy rejeté loi bi ñu yóbbu ñun ci assemblée ñaari yëpp dalu ko ndax loi bi du lu bees maanaam dañoo andi rek benn modification ci benn alinéa bu ndaw alinéa 3 bi nga xam ne bu article 319 bi nga xam ne moom moo dàq acte contre nature ñu dégg ci nag lu nekk nag te li ñu ci dégg yëpp wax dëgg yàlla waxi tappale la dégg naa sax ñu wax ni loi bi am na ba pare kon gisuñu pourquoi ñu yóbbuwaat loi ñu leen di tontu na leen terrorisme amoon na ba pare suñu biir loi waaye terewul pourtant président Macky Sall après événement mars yi jéem na andi loi bu bees terrorisme te votel nañ ko viol amoon na suñu loi waaye terewul association de femmes yëpp ba ñu yëngatoo yóbbu seen loi porté ko teg nañu beneen loi ci wàllu viol criminalisé ko vol de bétail yi amoon na Sénégal vol lañ ko doon punir di ko tëj waaye terewul président Macky Sall ba mu demee daara ci mbokk pëlëm yi wax nañ ko dañoo bëgg beneen loi pour dëgëral le vol de bétail dugal nañu beneen loi ci pour dire que lenn am taxul ñu ne lii amoon na pare kenn war ci waxaat donte sax suñu loi ñun dañu ko bëgg a améliorer gën ko rafetal ndax loi bi dañu ko bindee woon ca 1965 1966 dafa am ay évolution yu bëri yu am yoo xam ne moo tax ñu bëggoon leeral ko te leeral googu dafa di yoon ba sëñ Abdou Khadre lu tax muy yoon état Sénégal muy régime Macky Sall ñoom ñoo dem Nations Unies mu wax clairement ñëpp dégg ñu wax ne Sénégal homosexualité kenn terew ko fi maanaam Ismaïla Madior moo nekkoon ministre jamono ministre de la justice ñu ne homosexualité Sénégal terewuñu ko suñu yoon terewul homosexualité jàppuñu kenn ndax lu mu nekk homosexuel ndax terewuñu ko Sénégal yeneen représentant Sénégal yu dem ci EPU bi ñoom gën a yokku leeral na ñun sax acte contre nature sax commis sur la place publique qu'est-ce la ñu tere ci loi Sénégal waaye ku nekk si biir néegam def lu ko neex état Sénégal toppeewul dara ndax Sénégal bañul góor jigéen président Macky Sall ci boppam taxaw ci kanamu tubaab bi moom nekkat Sénégal am na ay góor jigéen sama dëkk te bu ñu jugoon pour manifester du ñu am benn jafe-jafe ak ñun le gouvernement peut-être dañu am jafe-jafe ak askan bi waaye pas avec le gouvernement kon donc leer na ni kon le gouvernement du Sénégal moom dans sa position moom amul problème ak homosexualité mu ngi leen di dooleel te mu ngi liggéey seen agenda lii rek moo waraloon nag ànd sàmm ji koy jug pour taxawal loolu léegi nag pour ñëw nag ci rejet boobu Abdou Khadre rejet dañ ko war a toujours lire di lire lu tax ñu rejeté ndax bureau bi c'est vrai que naam ñëpp a ŋaañ nañ leen muy juróom-ñeent nit yooyu nga xam ne ñoom président Moustapha Niasse ak ñoom ñëpp nga xam ne man ñoom ñëpp élément góor jigéen laa leen ñoom ay élément góor jigéen bi lañ pour dire que rek ñoom ñooy liggéey ci dooleel ak ci dëgëral góor jigéen yi fii Sénégal. ndax li leen di wax ne dañoo bokk ci réseau parlementaire yooyu di dëgëral góor jigéen loolu lu am la wala. waaw ci wàllu googu xam nga mbiru góor jigéen moom dafa am ñeenti mbir yoo xam ne mooy yombal lecture bi. bi su njëkk mooy la franc-maçonnerie internationale ñëpp ñi nga xam ne dañoo bokk ci loge yu franc-maçon maanaam la franc-maçonnerie dafa nekk lu libertaire dafay militer pour yeewi doomu aadama ci lépp luñ ko tënk te tënk bi jóge ci wàllu diine la franc-maçonnerie dafa jug moom pour tabaxaat benn sax on parle de maçon dañoo jug pour tabaxaat beneen doomu aadama bu bees bi nga xam ne dafay libre du subir benn discrimination ba pare dara du ko tënk donc kon ñëpp ñuy góor jigéen ci àdduna ba mu def nag laa wax ñëpp dañu war a défendre agenda góor jigéen ñi fayal si ak ñu ñàkk leen ci fay ndax bokk bi ñu bokk ci loge bi waat ci biir loge bi lu ñuy wax le serment maçonnique dañoo waat servir tout ce qui va luy empêcher doomu aadama ñu koy asservir dañoo war a ñoom xeex dindi loolu moo xam par l'action moo xam par l'insufflation moo xam par la manipulation moo xam par le soutien waaye ñoom ñëpp dañoo waatandoo ne dañuy dimbali agenda bi nga xam ne mooy libérer doomu aadama ci lépp luy tënk-tënk te agenda boobu islam mooy seen noon gu njëkk donc kon képp kuy maçon ci àdduna bi dafa war a xeexal góor jigéen yi muy benn ñaar ñëpp ñi nga xam ne dañoo bokk ci agenda góor jigéen yi ndax agenda bi tamit PGA bi nga wax tudd léegi agenda la bi nga xam ne am nañu ay député yu ci bokk ñoom Abdou Mbow yooyu nekkoon ci biir séance boobu ci lañu bokk ñoom ñëpp dañ koy dëgëral ñoom Djibril War yooyu ci lañu bokk ñu ñëpp ay nit la ñi nga xam ne agenda boobu ñoom dañ cee bokk di ci liggéey agenda boobu honoré na ba màggal Moustapha Niasse fii Sénégal ñooñu ba Sénégal fii mooy premier forum PGA sur le sol africain mooy 38e forum bi mu ngi amoon ci 2016 les 9 et 10 décembre 2016 au King Fahd Palace distinction bu gën a ngan bu PGA di décorer doomu aadama yi ci wàllu démocratie at boobu dañoo tànnoon Moustapha Niasse pour sargal ko te PGA boobu ñoom seen xarañteef ak seen doxalin képp ku contre ñoom seen ay agenda duñ la màggal duñ la décorer
kon nga xam ne rek am na fi kon officiel tam yu bëri du yem si ñooñu kese am na officiel yu bëri yoo xam ne doon mës a dégg ñu wax ci góor jigéen ndax dañuy bañ a heurter ak choquer ñooñ ñuy wax dañoo am doole lool ci àdduna bi yor réseau yi ñetteel ba Biden ñëwee nekk président États-Unis Abdou Khadre fàttalikul ni moom dafa joxoon sax benn directive lépp luy agence américaine yu nekk ci àdduna bi yëpp ne leen avant 180 jours mu leen di xaar ni jox ko un agenda programme complet pour dimbali ak dëgëral ak dooleel góor jigéen ñi dans le monde entier porte-parole bi sax kooku c'est un gay ki ñuy wax Ned Price moom moo waxoon wax googu donc pour dire que États-Unis kon lancé na benn message ne képp kuy buntu xatal ak fitnaal góor jigéen ñun dañuy dal sa kaw dañuy geler sa xaalis bu dee da nga am xaalis États-Unis bu dee da nga am ay biens États-Unis nañ ko tënk bu dee da nga bëgg ñëw États-Unis sa aller retour dañ koy jafel bu dee da nga soxla yenn reconnaissance ci àdduna bi wala yenn prix yeeg yëpp doo ko mënti am donc kon am na ñi nga xam ne kon seen agenda politique ak seen problème de reconnaissance personnelle ak seen bëgg noos ci àdduna bi tax na ñemew ñu attaqué yenn lobby te ñemew ñu def dara luy mettital lobby yooyu ndax ils seront après traqués et après ils vont en subir les conséquences donc ñeenteel kuréel bi nag booy ñi nga xam ne ñoom dañ leen bokk sax si ñu woon leen jàppale leen ñu lépp lu ñuy doxal contre ñun xeex ko donc kon lii yëpp sëñ Abdou Khadre am na ci mbiru góor jigéen ba tax na agenda bi ak organisation bi dafa rëy bi nga xam ne kenn ku ci nekk am na fu mu ci bokk ci biir yi kii franc-maçon la bu nga xam ne serment maçonnique moo ko obligé kii dafa bokk ci agenda bi dafay encaisser xaalis di si am ay voyage ak ay prix moo tax du ko mën a xeex kii moom dafa am ay bitim réew dafa am ay intérêt yi nga xam ne su attaqué góor jigéen dañu koy xatal parce que gars yi organisation yi dem bay tere sax nit ki ne bu leen jox kii visa wala kii bu mu duggati tege tànkam tel dëkk donc kon góor jigéen ils sont très organisés ci àdduna bi lii yëpp tax na ñu mujj nekk ay laalaake devant les officiels Assemblée nationale Sénégal nag bañ gii mu bañ dàq loi bi daf ñu jàngal ñaari mbir sëñ Abdou Khadre déjà loi bi li ñu ko def ñoom dafa illégal dañu def lu illégal la maanaam ñoom dañoo violer la loi ndax la loi mayu leen ñu def li ñu def waaye nag dafa am kenn ki nga xam ne kooku mooy bu dee ñii ñooy bàjjanu góor jigéen yi maanaam juróom-ñeent ñooñu dafa am ki nga xam ne mooy bàjjanu góor jigéen yi te kooku mooy Macky Sall ndaxte kat président assemblée président groupe parlementaire Benno ay miiru ñoom kiiriku maanaam ñoom Abdou Mbow maanaam golo yeeg mbaam yu ndaw yi yëpp ñemew ñu sàq wala ñu jël décision wala ñu def dara te diisoo ñu si ak golo gu mag gi maanaam golo yu ndaw yi mun ñu ñàkk diisoo golo gu mag gu nekk palais pour mën a jël décision te kooku nag moom mooy nit ki xam ne fii Sénégal wax naa ne moom li citizen di wax rek mooy nit ki nga xam ne moom moo am karaama bu rëy Sénégal maanaam karaamam moom mooy il décide de tout il n'est responsable de rien maanaam Macky Sall mooy ki nga xam ne il décide de tout dans ce pays ba pare amul ci benn responsabilité dañuy xas ñenn ñi di ko bàyyi te moom kat waxoon na ni moom dafa yor ay bouton am rek ñoom Boun Abdallah Dionne sax wax na ko fii télé taxawante ne moom double bouton la Macky Sall su bëggee mu bës ko balaa mu ko bës sax moom mooy bës boppam donc kon Macky dafa am ay bouton moo xam assemblée la moo xam ci justice ba la moo xam ci société civile bi la moo xam ci presse bi la Macky am na fépp ay bouton am donc kon aujourd'hui Macky Sall si moom moo d'accordul ci loi bi te dafa am lu tax chaque fois man leen jënga suñu président yi ñu ay président ay préfet lañu yoruñu nguur gi en réalité ce sont des fondés de pouvoir yoo xam ne ils dépendent de ñu am doole ci kaw ñi nga xam ne leen di woon leen teg pression ci nga loi bi commencé yëkkati depuis mois de mai ba le passé ñu commencé def jotaay bi place de l'Obélisque ñu génnee ko télé adduna bi yëpp ñëw ba ñoom France 24 ak dëkku chaîne tubaab yëpp ñëw bind ci association yi commencé jafur di wax naan nañu interdire France nañu interdire nangam nañu teg ay daan nangam Macky si la commencé jot ay pression ci àdduna bi yëpp ñu ne ko fexeel nga calmer sa askan googu sa barbu yi sa islamiste yooyu calmer leen te nga yamal leen donc Macky si situation bi moo ci gën a am jafe-jafe moom ndax moom il est entre le marteau et l'enclume moom dafa am pression dëkk tubaab yi nga xam ne ñu ngi koy fitnaal di ko toroxal te ñooy ay kilifam waaye dafa am tam askan bi nga xam ne tamit duñ ko baal dara ndax bëgguñu mbiru góor jigéen foofu la Macky Sall taxaw ne moom mooy responsable man moom laa jàpp ne mooy le premier responsable ci li xew aujourd'hui très bien bu ñu déggee li nga xamante ne aussi moom moo di les 4 points yi nga xam ne tudd nañ ko kon xeex bi laaj na xam-xam bu xóot laaj na tamit ñu ko jiite tamit xam fan lañ war a teg seen tànk parce que bu ñu tuddee li nga xamante ne moom moo di agenda bu ñuy toll ba pare ñun xamuñu ne président assemblée nationale yi ñu amee ndekete am na fu ñuy signé ak di am yeneen i tur yu nga xam ne xamuñu ko parce que boo duggee ci seen site di nga ci gis ay tur yu nga xam ne ay tur yu sénégalais lañu nekk ay responsable yu nga xamante ne yeneen tur lañ amaat yu bokkut ak yi leen xamee kon foofu noonu dafa mel ne gën nañ war a mën a xóotal li nga xam ne moom moo di xeex bi mais convention bi nga xamante ne moom moo ñu teg pression souvent ñun en tant que sénégalais
wala bokk en tant que état Sénégal am li nga xamante ne moom moo di état am lépp. nga xam ne lii dafa dem ba commencé di indil problème suñu souveraineté. suñu souveraineté nationale dafa dem ba nga xam ne ñun ñu ngi commencé am yeneen i problème yu bokkut ak loolu. maanaam su fekkente ne convention yu toll nii moom moo ñuy indil pression di ñu indil ay jafe-jafe yu ni mel. ñoom ban xaalis lañ ñu jox. parce que nit ki bu la naan xoolal fële dama laa jox dara ñun ban xaalis lañ ñu jox parce que ñun li ñu en tout cas li ñu wan ñun. budget bi dañ koo natt ci wàllu éducation 40 milliards yi lii la. li nga xamante ne moom moo war a dem ci état lii la. li nga xam ne moom moo war a dem ci bourse sociale lii la. te xaalis boobu yëpp buñ ko calculer dañuy gis ne mi ngi jóge ci luñ leb te ñun ñoo ko war a fay. beneen xaalis buy jógee ci convention bu nga xam ne ñun sant ñu leen ko. ñuy dérouler agenda boobu. Au détriment donc de toute la population sénégalaise. donc ban xaalis la. ak ñoom est-ce que am nañu droit di jël xaalis feneen di ñu teg pression ba ñun liñ bëgg suñu maanaam liñ bëgg sax ci askan wi mën a ci Sénégal mënatuñ ko am waxuma la nag luñ bëgg ci suñu diine ñu ngi koy commencé ñàkk. waaw jërëjëf sëñ Abdou Khadre di nga mbir mi du xaalis sax bu ñuy jël di ko jox Sénégal joxuñu Sénégal benn xaalis. convention yi. joxuñu Sénégal benn xaalis. waaye nag. ñoom am nañu tawféexu seen ay nit yu bokk seen kuréel. dañoo am solidarité ba tax. bu ñu déclaré guerre kenn nag dañ lay déclarer la guerre même boo bëggee lebi fenn du la lebal. boo bëggee leb sax du la lebal. boo bëggee reconnaissance doo am reconnaissance lépp luy ay teraanga yoo xam ne ñoom ñu ngi koy joxe maanaam teraanga yëpp yoo xam ne seytaan a ngi koy joxe ak dajjaal ci kaw jamono. teraanga yooyu doo ci am. man chaque fois ma wax nag ni man teraanga yi yàlla di joxe teraanga yooyu laa soxla waaye teraanga iblis yi soxla ma ci dara iblis nag teraanga mi dafay tàq. dafay briller te du dara wax dëgg yàlla fekk yi fi caacaay la. aujourd'hui kon coow li mooy exemple bu ndaw la si jox mooy exemple xool président Macky Sall. président Macky Sall en tant que responsable ci wàllu énergie entreprise ñëw na pour signer contrat Sénégal contrat bi xam dafay lor Sénégal contrat boobu arrangé wul Sénégal waaye comme que moom jamono boobu fond de pouvoir la bu nekk ci gouvernement bi moom moo nekkoon seen tànk ak seen loxo bu leen doxal loolu ba mbir mi antu. ni ko ci fayee mooy dañ ko may appartement këram bu nekk fële ci Houston. jënd ko dañ ko may. entreprise pétrolière moo ko may. ci kontaan ci liggéey gi mu ko liggéeyal ba mu am contrat au Sénégal mu fayee ko jox ko appartement ba pare may ko xaalis. donc kon dafa am guerre gi nga xam ne guerre googu ñuy jëfandikoo Sénégal. dañ koy guerre ñi nga xam ne ñoom lañ ko séqal parce que xam nañ ni amuñu pas-pas te dëgëruñu ci dara dañoo bëgg xaalis te effectivement ku bëgg xaalis nag lépp luñ la sant pour nga def ko sa askan di nga ko def ndax xaalis bu nekk ci ginnaaw nga ci sóoraale waaye li nga wax mooy liy dëgg maanaam liy dëgg mooy Sénégal li koy fonctionner loo aujourd'hui sénégalais yi la. du benn traité bu ñu signé du xaalisu góor jigéen yi du xaalisu franc-maçon yi Sénégal mooy dajale fiscalité intérieure am di dagg impôt ñëpp di ko dajale def ko ci gafak Sénégal su soxlawee lépp su amee déficit public wala mu amee investissement ñii di ñëw fii ñëw ñu fi ndax mbaax ñëw ñu fi tamit ndax dimbali ñu chaque fois ma rappelé ma ne Chine moo gën a mën a tordre ak violer les droits de l'homme ci àdduna bi. Chine foofu droit amu fa. liberté amu fa. maanaam totalitarisme bu absolu militaire sax moo fa am. waaye terewul dëkk yi xam ne yëpp dañoo am intérêt Chine fa la ñu yóbbu seen ay entreprise di defar seen ay produits di ko yóbbu seen dëkk maanaam kenn waxul dañuy blacklist dañuy def croix Chine kenn du fa defar dara waxuñu ko. ndax seen intérêt lañu fa am main d'œuvre foofu dafa oyof doo fay dara ndax chinois ñoom exploité doomu aadama dal si ñoom. kazaalika Arabie Saoudite du àq ak yelleef yu wax droit de l'homme respecté wuñ ci dara. ba ci droit de la femme ak droit yi wax yëpp amu fa. waaye dañoo soxla pétrole am dañuy jëflanteeg moom di fa yóbbu xaalis di fa investir donc dëkk àdduna bi chaque fois ma fàttali ne ils n'ont pas d'amis ils n'ont pas d'ennemis ils ont des intérêts fi lekk yaa ngi am li nga xam ne soxal nañ ko dinañ fas yéene ñoom gëmm ci lépp looy def sa biir dëkk yi seen yoon nekku ci ñoom ku mënal boppam dara amul dara kooku lañu jàpp dañ ko war a forcer di mu war def waaye Sénégal bokkul ci dëkk yooyu ñu Sénégal dañoo am ay teranga yu yaatoo yaatu yoo xam ne dëkk yëpp a ngi buntu xataalu pour mën a ñëw jéem a bokk si ñu koy jëfandikoo donc kon Sénégal amul pour jéem a neexal kenn par rapport ak ay ngëm-ngëmam ndax France ak États-Unis ak dëkk yooyu yëpp xooluñ ñoom Sénégal si lu Sénégal bëgg si ñu koy seen biir dëkk seen dëkk ñu fa tere muuru dañ faa tere takk ñaari jabar dañ faa tere nodd ci kaw ak ay haut-parleur dañ faa tere ay zikkër
c'est que dëkk bu nekk dafa am sañ-sañ ci wàllu souveraineté dogal lan moo war a xew ci biir dëkkam ñun nag sëñ Abdou Khadre lii mooy problème bu gën a mag bi nga xam ne Sénégalais yu bëri xamuñu ko ñun depuis 1960 ba tey amuñu indépendance ñun dañoo gëlëmal Sénégalais ñu yaakaar ne dañoo indépendant ñuy tëb di yuuxu naan nous sommes indépendants alors que ba tey amaguñu indépendance loolu nga wax noonu sax foofu dinaa fi taxaw tuuti donc li ma gën a jaaxal mooy fête de l'indépendance bu ñëwee xaalis bu bëri lañ ciy def di feetal li nga xamante ne moo di l'indépendance léegi naka la ñuy jëlee ñun jiital ay nit ci pencum ndawi réew mi ñu nekk ay député dañu wax ne peuple bi ñoo leen di fal président de la république ñu nekk majorité ay croyants daal di jóg daan ne dañoo bëgg criminaliser li nga xamante ne moom moo di affaire homosexualité 11 wala 9 personnes jóg daal di ñuy défier ñu ba pare dem de dañoo défier ba pare dem ci rajo yeeg télévision yi di bàkku yabal ay nit ñi toog ci kanamu télévision yi toog ak ci rajo yi di bàkku di wan ne ñun ñoo leen défier parce que yéen bari ngeen mais ñun ñoo leen défier donc ñooñu naka lañ ñuy defee noonu ba pare toog di fayeeku ay millions yu nga xamante ne ci poos ñun défier ñoo koy génne ndax ñi nga xamante ne ñoom ñoo di population bi ñoo nangoo nekk jaam wala waaw c'est que nag lii mooy le cœur du problème mooy askan wi dañ ko yàgg foowee di ko nelawal ak di ko nax ba mu mujjee bàyyeeku lépp luñ ko teg mu tegoo ko chaque fois mu wax ne Sénégal yàgguñoo mel nii ay bañkat dañ fi nekkoon ay xeexkat nekk fi waaye ba fi tubaab bi nee tubaab bi dafa fexe jéem a damm dynamique yooyu de contestation yooyu dynamique de résistance yooyu daf ko jéem a dammati des fois par la brutalité tubaab bi dem na ba jamono yoo xam ne ci biir dëkk bi yenn xeexkat yi wala yenn bañkat yi tubaab bu fexee ba jàpp la rey la daf lay rey pare dagg sa bopp jël lance def ci sa bopp bi jox ko benn cavalier ne ko na wër village yi nga ñi la xam ñëpp di la wekk di la bége ñi wër di fa yóbbu lance bi di ko wane ni nii la seen waa ji mujjee yem leen donc kon yembar gi nekk aujourd'hui Sénégal construction coloniale la maanaam tubaab bi à partir de 1895 ba 1960 dafa liggéey loolu dafa liggéey maanaam 1895 sax mun naa ne 1820 wala 25 ba 1900 dafa liggéey loolu ba tax ñëpp mujjee rasu toog kenn xeexul ñëpp bàyyeeku tubaab bi di doxal Sénégal googu nag la ñu hérité après 1960 nit yi xeex yombu leen wax la ñu gën a mën ak mettitlu waaye fa la ñu yem donc loolu nag suñu ay njiit dañ koo xam ñoom xam nañ ni ñii kat dañuy mbëw rek waaye duñ def dara Abdoulaye Wade sax dégg naa wax na fi loolu ne Sénégalais daal bàyyi ko mu wax rek coow lu mu rëy ñaar ñetti fan lay wax après fàtte na ko dem ci leneen donc kon les gens ne s'indignent pas les gens ne sont pas exigeants par rapport à nos dirigeants et lii nag dirigeants yi ba ñu ko xamee dafa tax tamit ñu gën a taxaw di liggéeyal seen ay kilifa sans nëbbatu ndax bu yàgg ba sax ñu doon liggéeyal seen kilifa yi waaye di làqatu bañ askan bi xam ko man loi bi nag dama ci am mbégte lool sama mbégte mooy dina léegi leer suñu waxee ne attention il y a un agenda international bi nga xam ne ay kilifa maanaam ñi nekk si pencu ndaw réew mi muy assemblée ak gouvernement bi ak président seen ay kilifa nekkuñ Sénégal seen kilifa yi ñu ngi bitim réew ñooñ ñoo leen di digal leen tere ñuy def di bàyyi loolu soo koy waxee daan noo kii dafa contre président wala daa contre nangam ak nangam waaye lii dafa leeral loolu parce que ñi Sénégal di woowee seeni ay kilifa mooy amiri association islamique yi ak xulafaawu turuq yi maanaam ñii ñëpp suñu àndandoo waxuma sax askan Sénégal ñii kese ñoom bu ñu àndandoo ni dañoo bëgg nangam ci dëkk bi sëñ Abdou Khadre dama jàpp ne bu ñu nekkoon ci démocratie bu bi nga xam ne bu sérieuse la ay ndaw réew dañu war a jël loolu en compte xam ni kat lii ce sont les porteurs d'opinion les faiseurs d'opinion ñoo ko bëgg dañ koy jël kon étudier ko même bu dee ànduñu si à 100% mais war nañ ko mën a yóbbu plénière suñ koy amandé ñu amandé ko ñu amélioré ko ñu jàpp ni lii ëpp na ñu wàññi ko defar ko mais au moins ñu jëmmal ko pour bañ a neenal seen i ay kaddu waaye ñii bu ñu défier proposition de loi bi du Mamadou Lamine Diallo wala Cheikh Bamba Dièye wala ñeen ak ñeen ñoom la gars yi défier wala ànd sàmm jikko yi ñi dañoo won carrément ni ñi ngeen di woowee kilifa diine yi ñoom sëñ Babacar Sy Mansour ñoom sëñ Mountakha Mbacké ñoom Cheikh Mahi Ibrahim Niass ñii ñëpp duñu dara ay nit kese rek duñu dara maanaam député yi la ñu woon waa Sénégal et kon lii nag leeral ni kon bu ñu taxawee ñun wax ni ñii seen ay kilifa nekkuñ Sénégal franc-maçon yu bon ak góor jigéen nekk bitim réew ñoo leen ilif léegi lii dina yomb gëm te dina yomb dégg ci Sénégal yi mën a comprendre li tax ñuy wax loolu ñun wala sal xabaru kan yaan nañu wax waaw li nga xamante ne moo di gis ak sa bët nag bokkut ak li nga xam ne moom nga daan dégg doon ci sikki sàkka dëgg la kon bu ma dellu siwaatee ci lu am nga loo ci laal sax
mooy souvent dañuy gis ne ci li nga xamante ne moo di ànd sàmm jikko yi te bu dee tudd ànd sàmm jikko yi entre guillemets c'est-à-dire ay composantes sénégalaises yu bëree bëri ñoo nekk ci biir ay intellectuels ay mouvement islamique ay yeneen ak yeneen donc bëri na léegi dama gis na souvent ci xeex bi am na ci acteurs yi ñoo xam ne dañuy tudd Sénégal réewum kilifteef la Sénégal réewum kilifteef la donc baat boobu dañ koy wax lu bëree bëri léegi laaj boobu daf ma yóbbu ci laaju Moustapha Diakhaté bu yàggul bi maanaam yéen a ngi wax ne da ngeen am ay kilifa yoo ne kilifay diine la da ngeen leen di jox alal ci turu diine tudde ko addiye mais am ngeen problème ci wàllu criminaliser lu nga xamante ne yàlla moo leen ko sant te ñooñu da ngeen leen di jox seen alal jox leen seen lépp laaj leen seen taxawaay ñu bind signé def lépp ami taalibe ci biir ami taalibe fa ñuy dogale léegi dañuy laaj ñoom seen taalibe yi nekk foofu ndax dañ leen a wax lu ñu waxul ñun lu bokkut ak lu nga xam ne xam nañ ko ci loi bi wala dañoo xam bàyyi ca wala dañoo néew doole comme tout le monde waaw sëñ Abdou Khadre lii question de fond la bi xam dafay laaj réellement les relations entre les acteurs politiques ak les religieux au Sénégal te lii dugguleet du tey lii yàgg na Sénégal li ci am nag ñetti mbir kese la bi si jiitu mun naa ne 90% ñuy woowee acteurs politiques yi du sax ay jullit gëmuñu yàlla gëmuñu yonent gëmuñu benn sëriñ mais xam nañ ni sëriñ yi dañuy catalyser ay groupes sociaux sëriñ yi ay leaders d'opinion yi nga xam ne mën nañu utiliser image yu sëriñ yi pour gën a defar seen image politique. maanaam diine à 100% ñoru leen noonu. daf leen ñorul sax. ñoom benn escalier lañ jàppee sëriñ yooyu. et sëriñ yooyu ñenn ñi peut-être xam nañ ko ñoom tamit dañoo seen ay intérêt la ñuy topp. ñenn ñoom xamuñu ko ci seen innocence peut-être moo tax ma ne chaque fois sëriñ baax na muy xam li xew. sëriñ war na yeewu ci àdduna yeewu ci acteuru àdduna yi bañ a nekk toujours rek ci ay njort naag ay foog naa donc kon 90% acteurs politiques yi gëmuñu sëriñ yi ñu si bëri dañoo bokk ci ay loge ay franc-maçon lañu ñii ay taalibe tubaab bi lañu du ñu wax ba wax yàlla lépp luy mbiru yàlla dañ koy xeex ñoom lépp luy waxi yonent bi saa dañ koy dàq lépp luy bëgg-bëgg sëriñ yi duñ ko def si lu néew yàggul rek Macky Sall dem na fi Touba fekk waa Touba le xalif si moom joxe woon na moom ndigalam ñëpp ñu xam murit yi xam nañ murit ñu mel si ndigal mu joxe ndigal ne bëggul kenn politique ci suufu Touba gi. ci jamono màggalam googu. muy inauguré hôpital bi. Macky Sall bu ñëwee lan la wax daf ko wax directement ci kanamu porte parole beeg ak njaboot ci la ko waxee ne man su ma ñëwee xëguma politique. est-ce que dégg nga ci benn fatwa bu ñu ko def ci moom. est-ce que dégg nga kenn xas ko la saaga ko. dafa am li nga xam ne dafa am benn tappale nga xam ne tappale googu. acteur politique di def dafa am ñenn ñu wër sëriñ si yi nga xam ne ñoom ak politiciens yi suñu politiciens yi ñoo yem. ñoom ñoo pire sax politiciens yi seen ay intérêt la ñu topp nekk si entourage yu xalif yi nekk fa ay pion wu homme politique yi pion wu politique pion wu président wala pion wu ministre. donc lii kon benn aspect la ci. ñaareel ba Sénégal nawloo ñu sëriñ si. gis la réalité di nga Abdou Khadre dëkk bi xam dañoo nawloo ay sëriñ dañoo war a institutionnaliser sëriñ yi. amal benn institution bi nga xam ne dafay am une valeur ci biir dëkk bi nga xam ne kenn du ko mën a contester ba nga xam ne ñoom seen ay bëgg-bëgg ak seen ay waxtaan ak lépp dafay mën a am foofu écho ba pare mën a bokk ci liy dogal ci dëkk bi maanaam on n'a pas associé sëriñ yi ci yorinu Sénégal te lii jiitu na fi soi-disant indépendance yi tubaab ba mu fi nekkee dafa doon soxla sëriñ yi pour mën a doxal yenn yi waaye dugalul sëriñ yi suñu war a gérer dëkk bi loolu tamit tradition bu yàgg la bi nga xam ne sëriñ yu ba tam dañoo yàgg gëm ni le pouvoir temporel seen yoon nekku ci ñoom dañoo war a gérer alxuraan ak daara ji ak jumaa ji fa la seen xam-xam war a yem ba tax sax yenn sëriñ sax yu jéem a aventuré wu dugg ci langue politique bi wax ci sax da leen saaga ñaawee leen wan leen ni carrément kii gëmul dara kii du ku baax ndax mbir mi du pour ku baax ndax gëmloo nañ sëriñ sax ne lii baaxul wala ci dugg donc kon le Sénégal n'a pas institutionnalisé dëgg-dëgg cette force des acteurs religieux yi xam ñun am nañ ko te man dama bokk si ñu koy militer dama gëm ni un haut conseil des affaires religieuses dafa war a am Sénégal bu war a am benn force ci kaw assemblée nationale ba tax lépp lu ñuy voté ci loi su ko religieux yi joxewul cachet
du mën a jàll. su ma waxee religieux nag du tarixa yi kese ak association islamique yi. chrétiens yi ci am représentation parce que Sénégal dafa am ay chrétiens. animistes yu gëmul yàlla sax dañu fa war a am représentation parce que kenn warul dogal ci biir pencu dëkk. ay lois yoo xam ne dafay gaañ wala dafay yàq une communauté même bu dee communauté 1000 personnes la kenn waru ko stigmatiser. kenn waru ko discriminer ci waxu dëkk bi. donc man autorité religieuse boobu dama ko gëm jàpp ni dafa war a surplomber ci kaw assemblée nationale. lii tamit mooy deuxième point bi nga xam ne Sénégal waxuñu si. waxtaanuñu si te kilifa diine yi di doxal saay-saay bëgguñu kilifa diine yi am baat ci réew mi. te loolu mooy aqida Macky Sall xaqiqatan aqida moom mooy gars yi ay citoyens simples kese lañu. waxoon na ko 2012 te loolu la gëm en réalité. ñetteelu poñ bu mujj nag Sëñ Abdou Khadre mooy aujourd'hui man à mon niveau man nit mën na maa contre nag mën naa bañ a jubóog ñu bëree bëri te man xam naa jubóo maak ñu bëree bëri ndax man dama farek leen li nga xamee loolu dafa bëri noonu te mooy dëgg dafa bëri ay noonu te man moom laa faral moo tax xam naa ni dina am ñu bëri ñoo xam ne duñu kontaan ci man te duñu d'accord ak man et loolu tam ci l'assume mais man dama jàpp ne dafa am li nga xam ne il faut être cohérent dans la vie. Abdou Khadre man su ma nekkoon sëriñ ma joxe ndigal ci dara ma bind ne ma nangam dama ko bëgg ma wax ci samay taalibe ma affiché wu si en direct nguur dégg ma soofantal li ma def faalewul sama wax jëfewul sama ndigal man dinaa xam ni kii faalewu ma respecté wu ma te wegu ma. Abdou Khadre man kooku duma ko recevoir sax duma ko defati muy benn kooku su dee képp ku ma woo di man ay ñaal ko la julleeku dinaa ko diggaale ak yow. ndax képp kuy xeex programme wu yàlla di xeex agenda wu yàlla noonu yàlla nga noonu yàlla gi nag mooy li alxuraan wax rek mooy surtout Tawba yàlla li mu wax sax ne ko bul taxaw ci xabru kenn si ñooñ su dee. bu ko jéggalu ko wala ñàkk ko jéggalu boo jéggaloo 70 fois taxul du ma ko baal. dafa am li nga xam ne dafa am cohérence dans un combat ba pare yamul ci loolu dinaa génn bu doon sëriñ laa man dinaa génn wax ak samay taalibe xamal leen lii metti na ma. te nag naa leen jox ndigal ci li nga xam ne mooy ndigalu diine man jege Abdou Khadre bañu ma ndigal man bëgg naa sëñ jox ma ndigal de mais sëñ soo may jox ma ndigal ci yàlla ak yonent bi ci liy dooleel l'islam ak liy dëgëral diine maanaam ba ma joxee ndigal boobu wallahi azim naa ko topp waaye ba may joxee ndigal ci yaa ma neex ndigal bi nga xam ne parce que sa intérêt bopp yow nga topp da nga bëgg ñu defaral la sa gox wala ñu defal ay passeport jox sa njaboot nangam ndigal googu dama la si dul topp ndax lii mbiru nafs la sa nafs nga topp yow donc man cooli mooy dañoo toll fi nga xam ne sëñ dañoo war a am conséquence élection bu jotee ay candidats ñoo seet dañu taxaw au moins parce que sëriñ nag Abdou Khadre nag sëriñ luñ koy doyee à part diine bu dul diine amuñu soxla ci yow ñu soxlawuñu la soo ñëwee di ma seet na laaj lan nga waajal ci diine man li ma intéressé kese ci candidat mooy lan mooy sa programme ci diine mi fi si sëriñ yi di laaj loolu candidat yi dañuy naxasaay rek retaan foo ñaanal ko dem bàyyi ko mu dem nit ki lan nga waajal ci diine man kat am naa bëgg-bëgg sàngam lii may wax nii sëñ Saliou Mbacké yal na yàlla yox ko leer mais lii mooy jotaayam ak Ablaye Wade ne ko man dama bëgg Sénégal nekk république islamique mais sëriñ li ma war nekk doléance am seul doléance du ay passeport du sama doom nangam du sama xaalis sama cité bi du sama jumaa ji du sama mais sëriñ diine islam lan nga waajal ci jàngale l'islam ci l'école yi ndax pare nga pour charia ñu doxalal ma ko ci réew mi ndax loo wax ci jàngale yonent bi sallallahu alayhi wasallam yii kese man laa jàppale doy sëriñ te malheureusement suy sëriñ yi fii on les a pas assez conscientisés ci rôle ñoom bu ñu war a amal l'islam ci biir réew mi loolu association islamique yi laa seetlu ni ñoo gën a am yeewu ñoom par rapport ak enjeu géopolitique yooyu ak li nga xam ne mooy politique islamique maanaam islam politique aujourd'hui fii ñu bëri koy daw ñu bëri dañ koo ragal jàpp ne du yoon. est-ce que ci beneen côté tamit talibé yi ñoom it amuñu ci benn responsabilité bi comme gis nga ne ki ngay topp en général heure boo demee mu daal lay jaarale ci beneen yoon boo foogul woon et puis nga continuer rek yow it di ko topp. waaw taalibe yi bëri xam nga ñoom taalibe yi nag li bëri fii li ñuy woowee taalibe loolu moom Cheikh Ibrahima Niass nafanallah bi amin daf ko woon wax ci benn ziar bu siiw sa bi nga xam ne moom dafa réglé woon question bi dans les années 60 dafa waxoon ne fii ñu bëri duñu ay taalibe ay dagg lañ duñu ay taalibe ay dagg lañ ne sëriñ yu bëri fii nag duñu ay sëriñ ñoom ay yàlla dañoo far sax léegi nekk ay yàlla lañu donc kon cette dynamique là maanaam soxbatu boobu maanaam maayatu boobu di am diggante taalibe bi ak sëriñ lii problème central la Sénégal te lii nee la pareegul pour régler parce que dama ne Sénégal exception ci alamul islamia Sénégal mooy dëkk bi nga xam ne ñeent yi tànk mu ngi fi nekk àndandoo diggante taalibe ak sëriñ du mën a réglé wu benn bi fi ñu ngi jàpp ne wilaaya dafa héréditaire
dañ ko war a donnante fii Sénégal mooy dëkk bi xam ne gëm nañu doomu sëriñ la sëtu sëriñ la rakku sëriñ la lii Sénégal rek la am lii ba mu duggee ci islam mooy yàq l'islam ay xalifa am nañ fi Aboubacar Saddiq donnante na ak ñoom Aboubacar ñoom Omar ñoom Ousmane ñëpp amoon nañu ay doom waaye ba ñu génnee àdduna seen doom toogul seen xilaafa gi ñu koy joxe ci mérite ak ci mbaax ba Muawiya ñëwee ba jóge fi jël ko bëgg a jox doomam xilaafa gi ñu commencé ko joxante papa ak doom premier problème de l'islam fi la tàmbalee maanaam ci lu ñuy wax l'hérédité de la xilaafa lii problème la fii Sénégal dañoo jàpp ni xalif daal sëriñ mooy sëtu sëriñ ce qui est faux loolu amul ñaar fii Sénégal xam-xam pour ñoom amul solo ci wàllu tarixa fii sant la gaay di jàmm maanaam dañoo nampatal taalibe si ñu gëm ni sëriñ bi moo la gën papaam moo gën sa papa maamam moo gën sa maam doomam moo gën sa doom fileeg pensée dof gii mu ngi am Sénégal lii waxi dof la lii amul fileeg lii mu ngi am Sénégal dama ne taalibe kenn leen affranchir te sëriñ yi tamit duñu ko jouer seen rôle ñetteel ba fileeg sëriñ ñu ngi ko jël def ko métier fii Sénégal dañoo jël sëriñ def ko métier di tafu taalibe yi di encaisser taalibe yi di dundee ñàkku taalibe yi fileeg lii tam mu ngi am Sénégal la relation bi parewul jeex ñeenteel ba mooy la collaboration frauduleuse bi nga xam ne mu ngi am diggante homme politique ak religieux lii tam fii mu ngi am ñu am ay politiciens vauriens ndax politiciens yu bëri ay francs-maçons lañu di àndandoog ay religieux yoo xam nañ ni kii gëmul yàlla taalibe dajal la waaye terewul yaa ngi ko topp itam pour sa intérêt yéen ñaare yam ku bon la yow it ku bon nga ni moom ndax yaay dooleel mbonam gi dama ne ñeent yi fii mu ngi am Sénégal lépp lu ñu bëgg ci saafara diggante mbiru pas-pas ak mbiru diine ak lépp wallaay du gaaw sotti yàlla ñu yàlla dimbali amiin yàlla mbokk yi yéen a ngi ànd ak seen télévision Sunugal 24 yéen a ngi ànd ak jotaayu taxawu jàngat tey ñi ngi dalal ki nga xam ne moom moo di professeur Cheikh Oumar Diagne ñuy waxtaane ci li nga xamante ne moom moo di loi bi nga xamante ne moom la ñu doon voté Assemblée nationale te malheureusement ñu daal di koy rejeté ci biir loolu itam gis nañ koo xamante ne mi ngi dox di woote woo turu xam-xam ak diine ci Sénégal ñu koy tuddee Ahmed Khalifa Niass donc il faut ñu tudd turam parce que mi ngi wax ay mbir yu nga xamante ne jàppoo nañ ne Sénégal ci 2022 bii sax moom loolu dina fi disparaître mais daf ne mbiru góor jigéen yàlla waxul ci maanaam waxul sax dem ne nii la ci duggul sax ci ay marge wala dara wala ci ay détails mais daf ne yàlla waxu ci waxoon na ko am ñu tontuwaat mais dafa ñëwaat feddaliwaat ko ci benn télévision wala ci benn espèce rajo foofu la ca 2STV wax ne yàlla waxul dara ci affaire góor jigéen donc ba pare tamit aussi waxaat ci ay turu kilifa yu nga xam ne dañoo signé kon est-ce que kilifa yi ñoom it amuñu problème mu rek ñi nga xamante ne ñoom ñoo di homme politique yi comme ni nga ko waxee mais aussi am nañ yenn problème yi ak yenn ñi nga xamante ne dañuy woote woo seen tur di woote ne ñoom ay xarit lañu ay wëllëre lañu ay goro lañu ak yu mel noonu ba wax ci turu diine lu nga xamante ne dañuy weddil yàlla li sax ci alxuraan ba pare gis ñu kenn ku nga xamante ne na pour wax ci li nga xamante ne moom la wax. xam man loolu laay woowee la mafia maraboutique bu nekk Sénégal man dama ragal ne Sénégal est-ce que amu fi ay accord offshore maanaam ay accord tacite yoo xam ne ay lu ñuy woowee këru diine man baat bi sax daf may déranger parce que man gëw ma ni diine dafa am ay kër man benn diine laa gëm moo tudd islam googu nag ay néegi ngi fi waaye gisuma beneen kër man ci wéru diine gi. Cheikh Tidiane Sy nee na chef religieux kii la prison la. non bu metti sax man dama gis est-ce que ñoom entre ñoom sax amul ay accord yu ñuy amal seen biir ndax man damay gis ay jéey yu doy waar yoo xam ne kenn ku ñuy woowee kilifa diine bu ko defee kenn ku bokk ci famille yooyu maanaam les familles privilégiées laa ko mën a tuddee parce que dafa am ay familles privilégiées dans ce pays là yoo xam ne ñoom bokkuñu ak ñeneen ñi kenn si ñoom bu waxee yenn catastrophe yi gis naa ni vigueur bu mu war a laaj sax kenn du ko tontu yenn tontu yi même bu ñu tontu sax ñeneen ñuy xaw a tontu sax dañuy ànd ak teggin yu mat sëkk ànd ak dal ba ci taalibe yeeg ñoom ñëpp seen dof la dañ koy jël teg ko ne parce que fa mel ni genre consortium la bi nga xam ne ñoom ñëpp a àndu ay xam naa ni ay wóolare lañu duñu dalante lii nag man dama jàpp ni problème la ndax sëñ Abdou Khadre diine gi amul famille diine gi amul sant diine gi amul kersa ci wax dëgg ndax dëgg moo jiitu famille yi moo jiitu seen maam yi maamu seen ñu baax ñëpp fii ñuy jox addiya seen maam yi lu tax ñu naaw leen tey ba tey ñu leen di tudd def seen ay photo ci kër yeeg ci oto yi fu ne dañoo nekkoon ci dëgg moo ko waral ngóor soo su ko tudd nag mu tudd Ahmed Khalifa Niass dafay fen li mu wax dafay fen wax ji mooy dafay fen wax na ni alxuraan waxu si dafay fen ndax ku taxaw di bëgg fenal yàlla kii moom ni taxaw na la dangay fen wareef la kii waruñu sol gant suñuy waxanteeg yow nit ki sax mën nga teggi ne nga xam ne kii dafa juum
man Moustapha Diakhaté bi nga wax nii wax na fi wax bi nga xam ne wax boobu njumte la saagawu ma ko dama jàpp ni kii dafa xamul ñàkk xam moo tax mu waxoon loolu donc saagawu ma ko waaye kii dafa xam moom kii yëfu maatayee def moo tax ma ne kii dafay fen wax na ci alxuraan dafay fen li ma wax ci alxuraan dégg naa ko sax dem na ba ci Buxaari ak Muslim ne li fa nekk yëpp ay fen la genn wàll gi lu ëpp ay fen la maanaam lan mooy ku tegginu wax ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam li nga xam ne ay wax ñuy attribué yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam al adab maanaam teggin kese nit ki su ko amee ñi yar ko ci teggin moom baayam téere bu mu bind sax ñemewul wax ci biir téere boobu ni am na nangam wala am na ay fen mu koy wax jëme ci yonent bi c'est pas la première fois wax na ko fii si soxna Mariama di tudd ay awraam di wax yu ñaaw yi nga xam ne ñemee ko wax ci yaay bi ko jur moom ñemee ko waxee noonu maanaam wax ay fen dafa tàmm di fen ak di sos nee leen Ahmed Khalifa Sidy Lamine moo ko xam bu baax a baax Sidy Lamine yàgg na wax ne leen moytu leen ay waxi Ahmed Khalifa ndax taalibe Bourguiba la Bourguiba nag pour ñu ko xamul Bourguiba noonu l'islam la woon bi nga xam ne c'est un sabbatéiste maanaam franc-maçon la moo Ahmed Khalifa ñoo bokk loos la ñoom ñaar ñoo bokk ay kuréel Bourguiba xeex na l'islam totalement ci biir Tunisie xam nga léegi ñu ngi ci waxtaan léegi balaa ñuy tàmbali di waxtaan ci naka la def Tunisie Bourguiba dem na ba tere ay woor ci biir administration dem na ba démocratiser l'islam ba tax sax ay muuroog yëpp mu ne loolu du yoon perruque sax mu ne perruque moom ak voile ñoo yem dayo Tunisie aujourd'hui soo fa demee yow xam nga si dara ndax yow jaar nga fa jaamee fépp da ngay gis ni réellement waraate gi dañ koy interdire sooy wax bu dëgër si islam soo lay jàpp tëj la ndax ñoo jàpp ni islam dafa démocratique ba pare dafa bàyyeeku ouvert dëkk ku nekk war nga wax sa xalaat nu mu la neexee Ahmed Khalifa loolu la bëgg instituer Sénégal ci wax sa xalaat ci islam nu mu la neexee dugal ci ay xel ak nangam islam naam nag dafa ànd ak rationalité islam du diine dof waaye islam du diine bu ñëw jox du liberté maanaam ñëwul ne gars yi noo ko sentir rek noo ko xalaatee doxalee ko noonu donc aujourd'hui li Ahmed Khalifa di def ni nag ñun waruñu jaaxal te waruñu jommal dama ne président bu fi nekk fu ne war na am ay intellectuels yi nga xam ne ay prostituées intellectuelles war na ko am yi nga xam ne sañ nañ ko layal lépp lu ko neex ci ay médias bu dee mandat am wala gouvernance am dafa nekk en jeu président bu nekk am na ko Macky Sall mi am na ay intellectuels yu koy defal loolu war na am ay journalistes am maanaam ay presse yoo xam ne c'est des presses prostituées yoo xam ne ñoo koy orienter le débat di ko lyncher ñenn ñi nga xam ne ñoo koy contre ak di ko analyser les faits sociaux maanaam faits yoo xam ne moo jàmp ñu koy analyser ci ay lunettes yoo xam ne pour réeral askan yi nga xam ne ñoo leen si tànn président bu nekk am na ko fii Sénégal président Macky Sall am na ko TFM bii ci la bokk président bu nekk war na am ay ustaas yoo xam ne tam ñooy ay prostituées ñi nga xam ne suñu yëkkatee un fait bi nga xam ne mbiru diine la mënul yónnee ay politiciens wala ay députés il faut mu yónni ustaas si ñoom pour mu jëfante kook ñoom maa ngi tudd chaque fois turu kenn ki nga xam ne kooku yàlla léegi sax gaañu na yàlla na ko yàlla yokku leer ustaas la woon bi nga xam ne Abdoulaye daf ko utiliser pour mu xeexal ko mbokk ustaasam yi bu ko utiliser ba pare ci moom mu sànni ko donc Ahmed Khalifa nag bul fàttali ci moom mouvance su président Macky Sall la bokk fait bii di wàllu homosexualité moom Ahmed Khalifa Macky Sall daf ko commandé loolu ñu bëri xamuñu ko ñu bëri ñuy gis Ahmed Khalifa ni muy multiplier di dem fu nekk di wër mag bu toll ni moom am lépp 75 ans. kon ordonné la pour muy. dañ ko jox mission dañ ko di génnal nga wax ak gars yi wax ci góor jigéen parce que gars yi dañ ko bëgg orienté ci l'islam alors que warul nekk ci l'islam may fàttali nag ni ñun ba ñuy wax waxu criminalisation homosexualité waxuñu waxu l'islam exposé motif yi islam nekku ci amul benn ayal xal bu ci nekk. soo demee ci Amérique latine wala Caraïbes ak dëkk yu bëri mais homosexualité ba ci Jamaïque dañ ko fa tere c'est crime dafa dañ ko fa tere Jamaïque du dëkk musulman République dominicaine c'est pas un pays musulman maanaam dëkk yu ñu ko tere ci àdduna bi du problème islamique su ma déggee ay Pape Diop ancien maire ancien député di wax ay waxu non ay fii c'est pas république islamique da ngay xam ni ñun kon dañoo war a xool suñu bopp ñoom Abdou Khadre Poutine sax da koy bañ mais c'est grave lii suñu demee ba ñuy woowee les élus ñi nga xam ne ñoo yàggoon di ñu jiite bu dee dof nañu à ce point là wala boog ñàkk nañu xel à ce point là wala yebee nañu à ce point di wax ay contre-vérité yu toll nii parce que ñu war a ñu xaar suñu bopp wax dëgg yàlla donc kon ngóor soosu di wër jàpp leen ci mission la nekk am na ci benn mission bi nga xam ne kuréel yi mu bokk ñoo ko sas mu koy doxal Sénégal depuis ay ati ba léegi gars yi démasqué wuñu ko ba tey am na ci lu bees nag lu xew nii instant yi ci fenn ak yii muy teg ci deru homosexualité yi président Macky Sall moo ko sant ndax président Macky Sall aujourd'hui moom moo bañ ñi waxu homosexualité soo gisee assemblée ba muy tontu sax ensemble jikko yi seen communiqué bi li mu sukkandiku sax moo njëkk ñàkk fayda dañoo sukkandiku ne président Macky Sall wax na ci ba pare jël na ci position mais turu président sax est-ce que war na dem ci biir c'est grave lii
communiqué bu ñu maam c'est grave ñuy wax waxu une loi la loi qui est censée être impersonnelle avec un caractère général et abstrait loi bi di gérer une situation et des situations postérieures yi war a ñëw ñu bëgg gàll loi boobu ci benn nit sàngam waxoon na mel ni comme nit kooku mooy dëkk bi may fàttali sëñ Abdou Khadre di nga li ngóor soosu Ahmed Khalifa li mu wax dafa grave ba nga xam ne damay joxe misaal bu ndaw moom maamam Ahmed Khalifa maam mooy El Hadj Abdoulaye Niass Al Kabir maanaam xutbu bu mag boobu nga xam ne macha allah yàlla ñu yàlla fayal ñu ko te taasu si barkeem sëñ Abdoulaye Niass dafa fiiroon ci diine ñu wax fiir loolu sax sufiyanke yi ñu ngi koy wooyee al warau maanaam am fiiraange ci diine ba kuy tux mu ne na kuy tux sax bokk ak moom bool bàkkaar la xam nga kii pourtant charia terewul lii de xam nga lu sufiyanke di naan xasanatul abraar sayyiatul muqarrabin am na fu nit ki toll ci yàlla fii xam ne naam leen yoo xam ne suñ ko terewul woon sax waaye ñaaw gi mu ñaaw ak ñàkk rafet gi sax tax na mu soofantal ko doyadil ko man amoon niveau man nit mën na maa contre nag mën naa bañ a jubóog rawat na li nga xam ne nag nassan man dafa am texte bu ñëw ne nangam ak nangam yow nga nekk l'avocat du diable maanaam ci sol mbubb ci jéem a neexal sa ay kilifa ak jaamu gi ngay jaamu xaalis taxam nit la bi nga xam ne xaalis ay jaamu ba instant mu toll mu ngi daw ci ginnaaw xaalis rek la gëmul yàlla gëmul yonent gëmul Cheikhu Tidiane man su ma déggee muy wax si tarixa sax wala muy wax Cheikh Tidiane sama xol dafay metti moo tax muy sawar fenal Cheikhu Tidiane ndax gëmul Cheikhu Tidiane xaalis la gëm donc nëgam maam nag moo am fegu bu toll noonu moom ci bañ loolu waaw lu tax mu nangul loolu maam pare dem di ŋàññi yonent Yàlla Muhammad ak Sidi Ahmad Tidiane dem na ba ne Cheikh Ahmad Tidiane ci entourage am amoon ay taay yoo xam ne ay góor jigéen yi mu xam di Abdou Khadre lu garaaw la Cheikh Abdou Khadre nga xam ne nit bu oyofal dara sax ci diine nit ki ñëw si moom sax di ko jéema ne ko man sëriñ bi sa tarixa bi dama koo bëgg man bëgg naa jël wéedu nanga waaye man daal dama am problème mu yeewu fajar mu ne kon tegal sama kurus bi nga xam ne dafa amoon benn exigence bi nga xam ne ci wàllu ragal yàlla moom dafa définir taqwa définition bi nga xam ne chaque fois Oustaz Barham Diop yàlla na ko yàlla yokku leer di wax naan définition mënu koo gën a jub mooy imtisaalul awamiri wajtinaabul nawahi mu ne fi zahiri wal batini min haysu yarda la min haysu tarda maanaam kon ijtinaabul nawahi lii dafa am solo sëñ Abdou Khadre maanaam ñun tarixa bi Sidi Ahmad Tijani wootewul taqullaa mastataatum moom dafa woote taqullaa xaqa tuqaatihi maanaam ñii ñaari martaba la ragal yàlla noo mënee ak ragal yàlla dëgg ni mu waree maanaam foofu la ñuy yóbbu ñun la taalibe Tijaan pour mu jéem ragal yàlla boo gisee nag un avocat du diable qui roule pour de l'argent di war di débiter ay contre-vérité pour neexal président Macky Sall pour neexal kilifaam yooyu mu bokkal loge dama ne ñun war nañ koo xàmmee teel koo ràññee ba pare xam ni moom c'est pas le problème c'est pas notre combat il est trop petit dans ce combat là moo tax kenn associé wu ko ci wër gi muy wër nii nag dafay dëgëral ak di wéral ni moom mu ngi au service kenn associé wu waaw mbir yi waaye dafa dëgg yàlla boolewuñu ko si xaaruñu ko si et gêné wuñu nag ñun xam nañ dina am ñeneen moom ka sax moom moo génn parce que moo ci ëpp fit nag ci gars yi loolu moom dañ koy nangul nag moo ëpp fit ci saay fi nekk waaye am na ñeen ñu bëri ñi nga xam ne cukk nañ leen woo nañ leen neen leen génn leen ngeen taxaw ci lii peut-être ñu ngi xaw a ragal ndax dégg ci ay sëriñ dégg ci ay taalibe dégg ci ay tarixa mais fal ne ensemble jikko yi waxuma sax xalifa généraux yi 91 organisations Sénégal yoo xam ne du question islamiste il y a des syndicats de travailleurs il y a des associations de jeunes associations de femmes il y a des mouvements wax dëgg yàlla waa bismillah ci biir loolu sax ci association yooyu moom laay defee question bu mujj bi c'est-à-dire est-ce que yéen tamit jotu leen ngeen xool question bi maanaam xeex bi nan ngeen ko war a orienté maanaam fan ngeen war a orienté xeex bi jëm parce que bu njëkk turu kilifa lañ doon tudd tey gis nañ ne déception am na mais gisuñu kilifa yu génn xëy na ñu ngi xaar ñu ngi dinañ génn xëy na peut-être mais gis nañ ne ñu ngi dollawaat buum ca mboy ga te ci biir ñi ñuy tudd tamit tudd nañ ci ñenn ñu nga xamante ne xëy na peut-être ñoom ak Ahmad Khalif dañuy jëflante ci seen biir mouvement boobu noonu bu fekkente ne yaa ngi déglu bu baax communiqué am na ñu muy tudd ñu nga xam ne ñu ngi ci seen biir est-ce que yéen waroo leen a xoolaat fan ngeen di tegaat seen tànk bu ngeen jógaatee ci combat bi loolu benn la deuxième bi tamit aussi ngeen fóotaat li nga xamante ne moom mooy biir association yi nga xamante ne ñoo nekk ci seen biir ñoo leen wër waaw xam nga ñun association yi xam ne ñoo bokk ci ensemble jikko yi kenn ku si dafa am liberté liberté d'action kenn tënku fa kenn dañoo bokk rek benn combat bi xam ne ñëpp moo ñu dajale waaye ànduñu ci lépp donc si biir association si biir ensemble jikko yi am na ñi nga xam ne ñoom Macky Sall la ñu àndal dañ ko wax ne ñoom Macky mooy seen président dinañ ko nangul
ndax nekkuñu fa pour waxu kii dañu ànd ñoo kii. am na fa ñenn ñu fa nekk ñoom nee nañ Sonko mooy seen président. donc kon pour dire que dafa am benn hétérogénéité bu am ci biir groupe boobu. ba tax na jéemuñu lu junti kenn ku nekk la mooy ay spécialité am ak la mooy ay benn-bennam. waaye dañoo nangul kenn ku nekk ngëmam ak doxalinam ñu àndandoo nag lépp lu ñu boole lu ñu tàqal ñu teg ko na le dañoo bëgg ngóor jigéen moom ñu criminaliser ko Sénégal lii moo ñu boole. léegi nag par rapport au combat moom ànd sàmm jikko yi suba war nañu tase. on a eu le temps semaine bi. kon dañ ko bokk ak ñu bëree bëri c'est vrai que ñu néew ngay gis ci télé yi ci gën a bëri ñuy wax waaye organisation yi ko seq ñoo bëri. nee naa ils sont 91 organisations xalif généraux Sénégal yëpp tamit dañu jox seen baat nañu jëfal seen tur léeg-léeg ñoom ñoo ñu bloqué ba tax yenn yu brutal duñ ko mun a def ñun ñii nekk fii Dakar parce que buñ ko defee dafay engagé waale ñi nga xam ne jox ñu seen baat ba pare. donc saa yu problème amee nag il faut ñu delluwaat si ñoom wax leen état des choses fi mbir mi toll recueillir seen ay avis. balaa ñun ñuy jël décision. donc ñun suba war nañ tase incha allah rabbi boobu ak léegi Ababacar Mbow nga xam mooy coordonnateur bi mu ngi woon Touba semaine bi yëpp. ñeen ñëpp ñoom Maxtaar ak ñëpp kenn ku si nekk sastan leen. ñu dellu rendre compte situation fu mu toll ba pare proposer lan la ñu war a def léegi suñu kanam ndax combat bi moom ñun dañoo jàpp ni dafay doog a commencer. combat bi jeexagul et combat bi nag lépp lu mu laaj incha allah on va le faire. ñu ngi prévoir une dimension juridique du combat. ñu ngi prévoir une dimension politique du combat. ñu ngi prévoir une dimension citoyenne du combat ñu ngi prévoir une dimension communicationnelle du combat maanaam combat bi du ñu bàyyi dara incha allah ndax lii def ñoo ñor ñun te nag li ñu def nii affront koy faj di nga 9 golo yu ndaw yi nga xam ne Sénégal nga xam ne golo gu mag gi bu tudd Macky Sall moo leen ngemb ñoom ma ne fukki golo yi dañoo am seen ay kilifa ñu ngi bitim réew seen ay kilifa wàcc ñu ñëw Sénégal pour xeexal leen dañ leen a wooke si leen bloqué leen lii d'accord ñu ko ñoom ñu jëfe ko ñun si ay kilifa ñu ngi fii si biir Sénégal soxla leen déplacé pour xeex ak golo yu ndaw yeeg golo gu mag gi ñun ñoo koy fayal suñu bopp incha allah. golo de moom fu mu duggee ci tool yàqu ko kon ñu demee ci li nga xamante ne mooy suñu mujjantalu lii di question yi dañuy dem ci li nga xamante ne moo di politique. élection locale yi mi ngi commencé di dérouler. ku nekk mi ngi def ay campagne am ak yu mel noonu. ki nga xamante ne moom moo di président wu PASTEF. di Ousmane Sonko. bokk ci coalition Yewwi Askan Wi. bi muy def benn tournée foofu ci Casamance ci ayu bés yi la ñu génn. dafa tudd li ñu tuddee monnaie locale. bi mu ko cité ci programme am. pour wax ban programme la war a tegal waa Ziguinchor. dañu gis ne loolu dafa mujj jël benn profil bu ngand ngand ci li nga xamante ne moom moo di actualité yi nga xamante ne moom la ñuy nekk di doxal nii. monnaie boobu nga xamante ne moom la Ousmane Sonko di wax ndax dafa nekk monnaie bi ñu bëri foog ndax ak zone bi nga xamante ne jàpp ne zone Casamance la dañuy réclamer affaire u l'indépendance ak yu mel noonu yooyu yëpp ñu dugal ko ci. ndax monnaie boobu lay wax dafa nar a arrêté li nga xamante ne moom moo di sécurité nationale ak yu mel noonu est-ce que àgg na foofu. mais est-ce que tamit aussi xaalis bi muy wax xaalis boobu la en tant que nga xamante ne économiste la. def benn livre bu nga xam ne incha allah dañ ci def jàngat bu gën a yaatu muy la révolution de l'argent. nga bind ko depuis 4 ans. lan nga ñu mën a wax ci monnaie boobu. waaw jërëjëf sëñ Abdou Khadre monnaie nag moom ba nga ko tuddee sax sama yaram bi dafa commencé daw. ndax xaalis ndax dafa ne daal. moom mooy li ëpp solo. te moom la ñu gën a doyadeel ci réew ñu nekk nii. monnaie mooy le cœur actuellement de la machine mondiale maanaam dañoo nekk si ay économies yu wooye économie monétaire dañu koy wooye. économie monétaire mooy économie bi nga xam ne le moteur c'est de la monnaie. monnaie googu nag ku ko comprendre rek du mën a comprendre économie nu muy doxee du mën a comprendre lépp lu xew ci biir penc mi. balaa may egsi ci monnaie locale il faut d'abord ma def taxaw seetlu ci ce qu'on appelle la monnaie ndax monnaie nag Pape Sëñ Abdou Khadre li ma gis ñu bëri di ci werante dafa normal et légitime. lu tax mu normal mooy économistes yi déggooñu ci lan mooy monnaie. déggooñu si dafa am ñoo xam ne ñoo jàpp ni te ñoo si université yi ñu ëpp nag ñoo nekk fii Sénégal ñoo si ëpp ñoo jàpp ni monnaie voile kese la maanaam monnaie amul solo dafa remplacer rek troc. may fàttali ni troc boobu sax ñoom njuumte la si ñoom troc mësta nekk la règle bi créé monnaie. troc créewul monnaie li andee wax jooju njuumte la bu bàyyeekoo ci ku ñuy wax Adam Smith
Adam Smith économiste la bi nga xam ne classique la bi nga xam ne am na lu bëri lu ko gars yi nangu li moom moo ko créé donte ñun dañoo jàpp ni créé ko ñu nga xam ne def économie islamique dañoo xam ne Adam Smith plagiat kese la def daa bindaat lu bëri li nga xam ne ay ñoom Maqrizi ak ñeneen ñu bëri ñoom Ibn Khaldun dañ ko théoriser ba pare bind ko loolu jël bindaat ko rek waaye wax dëgg yàlla créé wul lu bees donc Adam Smith boobu dafa tekki benn baat bu ñuy wax méthodoséisme bi nga xam ne Aristote daf ko jëfandikoo méthodoséisme bu ñu ko doon firi ci même ci arab day andi baatu xismatu maanaam la verbe xasama maanaam lu ñu war a répartir diviser moom mu juum de firi ko troc waxul ne c'est la répartition baat bi répartition lay tekki ku ñuy wax David Graeber dafa ci jàngat bu am solo mu firi ko moom troc andi benn théorie bi nga xam ne ku ñuy wax Bernardo Davanzati moo ko waxoon depuis le 15e siècle gars yi commencé jàpp ne troc kon mooy papay xaalis ce qui est faux donc kon xaalis déjà à l'origine économistes yu bëri ñu ko jàppee dañ cee juum ñoom xam ki nga xam ne da nga juum si cosaan gi lépp lu topp si kaw ginnaaw mbir mi da nga siy mujjee juum du droit di wax naan l'accessoire sur le sort du principal léegi nag xaalis boobu monnaie ci boppam soo demee xool ku mel ni Charles Rist dafa ne moom la monnaie kenn mënu ko définir xam ne kon kii moom dafa teg monnaie xam na moom dafa xam dëgg-dëgg luy monnaie nga dem seeti ñeneen ñi nga xam ne ku mel ni Francis Walker daf lay taxaw ne la dañ ko ne lan mooy xaalis what is money mu ne money is what money does mu ne xaalis mooy li xaalis def mais mënu la firi ba tey xaalis nga xam ni kon firi gu gën a rëy bu ñuy firi xaalis te firi gu doyadi la moom may tax ma mën a comprendre loolu ni si la mooy monnaie locale mooy c'est une approche fonctionnelle de la monnaie bi nga xam ne l'école classique ak les néoclassiques sax ñoom lu ñu am ci monnaie yoo jàpp ni la monnaie mooy fonction yu muy def mooy 3 fonctions yi may fàttali ne bu ñu nee chaise bu ñu waree définir chaise ñu bëgg ko définir par rapport à sa fonction ne chaise de mooy lu ñuy permettre ñu mën a toog définition bi bu ñu si sukkandikoo dina am lu bëri li nga xam ne mën ci toog te du chaise en réalité dina am tamit ay chaises yi nga xam ne tamit chaise la waaye mën ñu see toog donc l'approche fonctionnelle elle est défaillante quand on parle de monnaie et aujourd'hui li ëpp ci gëstukat yi dañ cee juum man par exemple man Sénégal fi dama bokk si économistes yi nga xam ne dama bokk lu ñuy wax RAMIX benn kuréel la bi nga xam ne ñuy wax Research Association on Monetary Innovation Community and Complementary Currency System di benn organisation bi nga xam ne gëstukat yu gëstu yëpp ci wàllu monnaie ci innovation monétaire yi yu nekk ci àdduna bi laax il y a des économistes du Japon de la Chine États-Unis dëkk yëpp am na ay quelques économistes yoo xam ne lañ ci jël ñoo si bokk siège yu mu ngi Lyon man dama bokk ci organisation boobu. yoo xam ne aujourd'hui souvent sax baatu complémentaire yi daf ciy feeñ comme complémentaire bi. monnaie complémentaire sa ñun dañuy liggéey ci innovation yooyu lu tax nag complémentaire te fa laay ñëwee nag sa biir laaj. monnaie dañ ko analyser ñu si bëri man si ñooñu laa bokk dama gëm ni monnaie mënoo ko comprendre ci économie kese ndax monnaie du problème mu économie kese monnaie dafa laal économie si am na ay jumtukaay ñu ko mën a saytoo di ko analyser di ko gëstu ak di ko théoriser waaye problème tam sociologie la ndax dëkk bu nekk ak groupe bu nekk dafa am tamit vision ci monnaie problème philosophique la y a une philosophie attachée à l'argent. kon mën nañu wax ne monnaie mooy lu nit ñi dëppoo rek. monnaie dafa laal mboolee mi compétence ak xam-xam ba tax parce que c'est pas un fait naturel monnaie yàlla créé ko wàcce ko si kaw asamaan nit a ko imagine teg ko maanaam ce sont des systèmes sociaux maanaam en tant que système social nag monnaie boobu mun ñu ko analyser ak di ko xool di ko dindi de son environnement social lii mooy premier problème bi le système capitaliste bi ñu nekk aujourd'hui bi nga xam ne moo ilif àdduna bi moom dafa dàq toute fonction monétaire ànd ak la dimension marchande de la monnaie pour moom monnaie mooy li nga xam ne lu ñuy jëfandikoo pour jënd ak jaay am nag xalaatkat yu bëri yoo xam ne dañoo gis non dañoo juum monnaie amul kese une fonction marchande elle a des fonctions non marchandes elle a des fonctions tamit entre le marchand et le non marchand des fonctions sociales maanaam monnaie am na ay fonctions sociales egg na sax ci ay fonctions yoo xam ne des fonctions environnementales des fonctions religieuses. waaw loolu parce que man dama daan gis sax ci suñu dëkk maam yële ñoo xam ne pël yi dañuy ñëw andi soow ñuy jox leen pepp wala dugub ñuy jox leen soow ñuy jox leen donc effectivement amoon na le troc benn libre échange bu nga xam ne waa troc léegi nag foofu laay ñëwee nag ci sa laaj bi la monnaie locale lan la c'est un système monétaire bi nga xam ne dañ ko xool ci gis ni localité bu nekk am na ay potentiel yi nga xam ne le secteur marchand wala la monnaie officielle moom du ko jël en compte jëlu ko en compte ñu gis ne am na ay mbir yu bëri yu bëgg liggéey ci territorial ci territoire bi yi nga xam ne mun ñu ko liggéeyee avec la monnaie officielle bi nga xam ne dafa yaatu moom léegi pour régler
défaillances yooyu nga xam ne ce sont des défaillances d'ordre local moo xam ndax c'est la relocalisation de l'activité moo xam ndax c'est la dynamisation des échanges dans une localité moo xam sax ndax dans l'intensification des échanges dans une communauté wala la construction de cercles monétaires yi nga xam ne entre des individus yi nga xam ne qui sont connectés socialement culturellement anthropologiquement wala même religieusement lii yëpp ñoo gis ni am nañu outil bi nga xam ne outil boobu c'est la monnaie mën na def loolu monnaie boobu nag waruñu ko teqali ak monnaie officielle bañ na ko sax on n'appelle pas cette monnaie là une monnaie concurrentielle on parle de monnaie complémentaire dafa ñëw di compléter la théorie de la complémentarité encore une fois dafay fekkewaat waxtaankat boroom xam-xam yu mag yëpp boo demee en physique ñoom Heisenberg dañoo am la théorie de la complémentarité dans toutes les disciplines dafa am ba ci biologie ba ci philosophie on parle de la complémentarité comme pour mën a matal yenn aspects yoo xam ne dafay fekk ji lu Pascal waxoon Pascal dafa ne woon toute chose dafa am il y a des aspects causantes et des aspects causés des aspects aidés et des aspects aidantes nee na moom xam lépp te xamoo lenn li moom jàpp na ni mënul nekk mais je tiens pour impossible le fait de connaître le tout sans en percevoir les parties wala même le fait de connaître la partie sans connaître le tout dafa ne ñaari mënul nekk mooy noonu la demee mooy dafa mel ni on a un corps social qui est là corps social boobu am lu bëri li nga xam ne dafay fonctionner lii dafa soxla lii di soxla lee au lieu ñu créer benn indépendance dans tout ñu créer benn interdépendance entre lépp pour mën a jël le maximum de tout le monde monnaie locale lii moo ko tax a jóg en fait on parle aujourd'hui sax de MLSC des monnaies locales sociales et complémentaires mais xam ne monnaie yooyu boo demee dëkk mel ni Suisse monnaie complémentaire moo sauvé économie suisse dafa am benn monnaie bi ñuy wax le WIR monnaie complémentaire la au franc suisse monnaie boobu moo tax crise yu Europe am yëpp Suisse moom mosu ko xam boo demee dëkk yu mag yëpp laax de aujourd'hui on parle des MBDC ñu wax des CBDC mooy Central Bank Digital Currency c'est des monnaies yoo xam ne digitales de banque centrale aujourd'hui Bitcoin dafay utiliser technologie boobu ñuy wax blockchain effectivement Bitcoin crypto-monnaie la donc man nag lii mooy liggéey bi nga xam ne liggéey boobu moo tax sax ma dem Ramix dama fa dem parce que man dama doon xalaat ci zone UEMOA bi quelles sont les perspectives monétaires yi nga xam ne moo fi am après CFA ma jël nag ñaari axes yoo xam ne ñaari axes yooyu laa liggéey man bi si njëkk mooy les dynamiques sociales maanaam sociétés yi naka nar a créer ay monnaie sociale yoo xam ne complémentaire ak ay monnaie environnementale monnaie écologique monnaie yëpp yoo xam ne lépp lu monnaie officielle CFA bi nga xam ne mënu koo def moom fonction yi jox ko moom fonction marchande kese la am fonction yi naka ñu koy mën a joxee ay communauté pour ñu mën ko suqat lii moo nekkoon sama première réflexion ñaareel ba mooy les innovations technologiques naka la nar a dikkee tamit changer ce qu'on appelle la monnaie et loolu foo laa xalaatee les blockchain Bitcoin boobu ci la bokk ñëpp nga xam ne lii aujourd'hui adduna bi dama ne képp ku taxaw sax ne da ngay wax ci économie wala da ngay xalaat ci monnaie boo xamul lan mooy monnaie locale yi monnaie complémentaire ak crypto-monnaie ñaar yi bu dee xamuloo ko xamoo dara ci monnaie en réalité te fii dafa am jamono bii suñu économistes yu bëri yoo xam ne dañoo xamul dara ci monnaie ñu ngi taxaw ba tey ci monnaie officielle ak ci ay problème de change ak te lii débat yi dañ ko dépassé bu yàgg ci monnaie bu dugg ci leneen donc aujourd'hui il s'agit pas de sécession il s'agit pas de ber benn dëkk au contraire monnaie locale bi berul dëkk bi monnaie locale bi amul cours légal ci Sénégal maanaam du état moo ko mukk mënul remplacer CFA c'est pas possible mënul remplacer monnaie bu état Sénégal jël ndax mairie du kilifa état mooy kilifaam mënu ko jox monnaie buy nekk ci kawam waaye mairie bi nag mën na jéem a xool activités yi xam ne ñenn ñi nga xam ne moom la ñuy woowee les oclus xam ne gëstukat bu mag bu ñuy wax Essomba c'est un Camerounais dafa def benn liggéey ce qu'on appelle la monnaie binaire donc man sax feewlu naa ko ci liggéey boobu ba man tamit taxawal benn système monétaire ma tuddee woon le koppar moom laa doon défendre ci biir téere bi di ci liggéey donc kon dafa am ay dynamisme yu bëri yoo xam ne dafay nelaw wala dañoo dee ci biir benn localité ñoom xamuñ sax xaalis mën nañ toog dund lu yàgg amuñu xaalis waaye am nañu ay biens am nañu ay savoir am nañu ay services ñooñu noonu naka ñu mën a andee benn monnaie locale entre ñoom pour mën a gën a yokk seen ay échange problème bi mooy le fait de les faire échanger ndax ñooñu ils n'échangent pas donc au lieu ñu nekk ci ay troc jox kii ay gerte kii jox la soow ñu créer benn système monnaie locale bi nga xam ne dañ koy jox équivalence day am tamit tous les rapports de fonctionnel waaye dafay am lenn lu ñu koy dindil yi nga xam ne loolu mooy approche fonctionnelle bi li ñu koy dindil mooy réserve de valeur xam nga Aristote ba muy gëstoom ci monnaie dafa wax ne dafa am 3 fonctions yu ñuy xamee monnaie unité de compte la instrument d'échange ak réserve de valeur monnaie locale nag dañ koo tëgg ñoom ci benn xalaat bi nga xam ne xalaat bu am solo la
mooy xalaatu bañ nit di denc ak di tënk xaalis yi maanaam valeur réserve bi kenn du ko denc dañ ko jël def ko pour muy tourner dañ koy defal sax des fois ce qu'on appelle le démurrage mooy une monnaie fondante maanaam dafay perte sax valeur boo ko dencee day perte valeur moo tax il faut que toujours nga koy jaay et loolu dafay intensifier les échanges entre les acteurs dafay gën a dynamiser économie ci benn localité. loolu la alxuraan di wax kay la yakuna duulatan baynal aghniyaa minkum. moo tax nag fa laay daanelee sëñ Abdou Khadre monnaie locale dafa taxaw sax réellement ci enseignement alxuraan man loolu laay défendre ci dëkk tubaab bi moom laay défendre sama naataango économiste yi li wax ne la réalité islamique de la monnaie pluralité monétaire la maanaam islam dafa am benn vision de pluralité monétaire bi nga xam ne vision boobu aujourd'hui dafa am problème ak la vision actuelle du libéralisme la vision actuelle bi vision la bu tegu ci benn banque centrale bu war a ilif dëkk bi benn seule monnaie bi xam mooy daw ci dëkk bi benn institut bi xam moom mooy responsable monnaie bi maanaam ñun dafa mel ni ñun démocratiquement ñun askan bi amatuñu benn mise sur la monnaie maanaam amuñu accès sur la gouvernance de la monnaie amuñu préférence ci monnaie dafa mel ni lenn kese ñuy forcer amuñu choix dafa mel ni comme élection jot dañu benn candidat moo am Macky Sall ñëpp moom la ñuy votel non dañoo war a am choix choix ba moo loon ay ñoom Gresham defoon ay théorie bi la loi de Gresham di wax naan les mauvaises la mauvaise monnaie la bonne monnaie est chasse toujours la mauvaise monnaie te lii tamit théorie Makrizi la lii c'est une théorie arabe c'est des islamistes ñoo ko terrorisé woon depuis le XIIIe siècle donc kon pour dire que am na débat yu ngand yi nga xam ne dafa war a posé wu aujourd'hui sur l'économie et la monnaie et débat yooyu ñi jàng islam ak ñi jàng un peu suñu ay culture avant toi bi di ñëw dañ ci war a am nañ ci lu bëri lañ ci war a mën a wax waaw ci biir loolu ci deuxième question bi ci xaalisu monnaie bi xam nga am na ñu nga xam ne dañoo comprendrewul monnaie boobu nan la war a commencer c'est-à-dire ci local bi xëy na peut-être li nga xam ne moom moo di programme bi neex na ni ñu koy déggee mais nan la war a commencer ci yan loxo la war a commencer et puis est-ce que yaakaar nga ne monnaie officielle bi dina ko bàyyi noonu waaw Sénégal ci ay at yu mujj ay at ci ginnaaw ñoom Abdourahmane wala bokk ñu tudd c'est pas Abdourahmane Abdou Diouf Abdourahmane Diouf bu nekkoon FMI ñoom amoon nañu benn monnaie bu ñu tuddee woon la SEN monnaie locale tamit si monnaie complémentaire la bokk mais banque centrale leen attaqué woon bañal leen ko le SEN waaw donc ñoom initiative foog naa Sodatel la wala genre yooyu daal en tout cas lu amoon solo moom gëstukat la ci économiste la ko xam lu muy wax la BCEAO wante xam naa ni attaqué woon na ko ci loolu aujourd'hui monnaie locale li ëpp ci àdduna bi soo demee dëkku àdduna bi yëpp li ci ëpp daal initiative citoyenne la maanaam du état ko porté wala du ay communauté ñoo ko porté. man gis naa ay jetons yu ñuy joxe Tunisie ay ticket. loolu mooy local la ci resto da ngay dem système de bon luy am ci biir université rek déjà sax. ba daam démb rek ñu koy waxtaan démb biir université suñu demee ba nekk say ticket restaurant yi soo amee bourse jënd lépp ay ticket yooyu dem ba mujj nekk monnaie ci biir université bi ba lépp loo bëgg ticket ba watu sax mën nga fay ak ticket bi. mën nga fay ticket bi pour mën a setaan mën nga fay ticket bi pour jënd gerte pour jënd ataaya mais loolu dafa am benn genre loolu monnaie locale la. bi xam ne monnaie locale convertible. boobu système convertibilité la donc pour dire que le plus souvent ay initiatives citoyennes ñooy créer monnaie locale une monnaie complémentaire moo xam ndax dañ ci sukkandiku ñoom gën a raffermir ay liens wala initiative ou comment dirais-je service kese la avec les banques de temps parce que monnaie locale yi avec les accorderies dafa bëri ay martaba aujourd'hui nous sommes à sept générations de monnaie locale yoo xam ne ñëpp nuróowuñu am na si monnaie locale convertible am na yoo xam ne ils sont inconvertibles am na si yoo xam ne c'est des banques de temps am na si yoo xam ne c'est des accorderies et cetera mais yoo xam ne ça c'est des beaucoup plus complexes ndax la monnaie sëñ Abdou Khadre loolu moo tax li tax muy yéeme mooy dafa am benn analyse bi ñuy woowee analyse VUCA mooy gars yi ñoo gisee àdduna bi jamono bi fa toll fii xam ne aujourd'hui pour analyser un phénomène dañoo boole volatilité incertitude complexité ak ambiguïté maanaam kàcc yi dafa mel ne dafa lëkkaloo. maa ngi dégg Ali Baba di wax lu mel noonu. ah oui dafa lëkkaloo pour ñu mën a comprendre un phénomène. et le fait monétaire moo ci gën a doy waar nag c'est pas pour rien ku mel ni Mauss doon wax naan c'est un fait social total. et fait social total boobu gëstukat yu gën a mag aujourd'hui xam nañ ni ku yem ci benn discipline kese di xool monnaie mënoo sa xam-xam monnaie mënul dëgër. xam-xam monnaie balaa muy dëgër. kon loolu ñu ci wax yëpp naan bon baaxul ci Casamance wala. xamuñu dara ba dara di jeex ñun dañoo xamul dara ba pare au lieu ñu noppi xam nga li alxuraan naan fas alu ahla zikri in kuntum laa ta'lamuun c'est que dañoo xamul dara
ba pare xamuñu ni xamuñ dara mais monnaie locale y a rien de plus normal que ça. Et monnaie locale c'est pas pour préparer une sécession wala pour liberté non Sonko si boobu sax nekkul si dynamique war a yeewi war a libérer indépendance su Casamance. Casamance 3 régions la Sonko mënul nekk maire Casamance maire Ziguinchor lay laaj donc du maire Kolda du maire Sédhiou donc problème bi ni gars yi di wax nii c'est que dafa mel ni xamuñu lan moo xew donc problème bi Sénégal nag lii bokk na si problème bi gën a rëy Sénégal dañuy gis ko xamul dara ci benn domaine xamul ni xamul dara peut ci xam-xam lu di wax suba ak ngoon ci loolu te lii nag vraiment jahlul murakkab malheureusement mais man damay encourager initiative man bokk naa si ñu ko doon waxtaanee depuis 2018 di ci bind aujourd'hui am na article yu bëri yoo xam ne bind naa ko si man yoo xam ne c'est disponible si dëkk yenn dëkk tubaab yi man dama ciy bind chaque fois dama jàpp ni Sénégal dañ si war a yegg ndax dama gëm des cercles monétaires yi nga xam ne superposés qui doivent ensemble dans une interdépendance aller vers la résolution des problèmes en tout cas des citoyens te loolu il faut des monnaies locales il faut des crypto-monnaies il faut beaucoup de choses il faut une diversité monétaire pour mën a arriver à cela. macha allah bëggoon nañ ci gën a yaatal mais li nga ci wax rek doy na sëkk. parce que bind la bu nga xamante ne ubbil na gëstukat yi lu bëree bëri ñu dem ci li nga xamante ne moom mooy vers monnaie locale ñu gën koo gëstu xam lan la. lan mooy sa kàddu gu mujj Cheikh Oumar. waaw xanaa nekk mbégte rek am mbégte si ak yow waxtaan macha allah di la remercier ci dalal bi ma dalal di kontaan wax dëgg yàlla ci yëg bi ak surtout respect bi ak révérence bi macha allah donc ñu la siy jaajëfal bu baax di nuyu mbokk yi waa Sunugal 24 yëpp surtout oustaz sama oustaz. waaw Thioune. oustaz Bas Thioune. donc di ko ziar bu baax a baax. di nuyu mbokk internet yi ñu seetaan ci biir réew ci bitim réew yëpp. di jéggalu ci kàddu yi des fois nag. surtout ci wàllu valeurs yi ak ci wàllu góor jigéen ak yëpp. léeg-léeg moom vraiment moom dama si ànd ak xaal nag parce que dama jàpp ni. bokk na ci yepp yàlla. ci yepp yàlla yenn yi ñu koy wax fekk yàlla wax a pare nga si jéem a teg baat sax man dama sincèrement loolu man Abdou Khadre mun ma ko baal doomu aadama donc mais nag du méchanceté du ñàkk respecté doomu aadama dama jox cër loolu doomu aadama waaye dama jox doomu aadama bu jox cër askanam jox cër boromam kooku laa jox cër ku joxul cër askanam joxul cër boromam man kii aw ma aucun respect pour lui te ma bëgg tamit muy leer chaque fois ñu may comprendre ñenn ñu tax may violent ak ñoom donc macha allah mais di ziar ñëpp di jéggalu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf Cheikh Oumar heure buñ la invité rek nga daal di ñëw fees sa place comme d'habitude dikk ak ñun ci xam-xam yi nga xamante ne yu wër peng la mais aussi comme ni ñu koy faral di waxee borom xam-xam day bind. waaw dañ koy faral di wax borom xam-xam dafa war di bind. donc livre bi nga xam ne mooy la révolution de l'argent. mu nekk livre bu nga xam ne bu am solo la ci wàllu monnaie ñoo ngi doon wax naan xëy na ndax xalaat bu bees la nekk am na borom xam-xam yi ci bind bu yàgg. toog amaat ci yeneen i xalaat yu bees yu nga xamante ne. daf ñuy préparer ci marché yi ak monnaie bi ak monde bi nga xam ne fa la ñu dëgmal si. ndaxte technologie mi ngi gën di yaatu. te lu gën a bëri dina dugg ci biir technologie. te képp ku nga xamante ne amuloo xam-xam boobu gëm naa ne boo moytuwul buñ demee ba toll ci jamono boobu di nga mujj mel ne objet bu ñu teg ci benn roq te loolu dafay mujjee nekk lu nga xam ne lu méttee métti la. kon mbokk yi li duuf ci nag wi lépp xajul ci cin li incha allah dinañ amaat ak yéen beneen jataay dinañ dalal tamit ki nga xam ne moom moo di Babacar Mbuub aussi mi jiite li nga xam ne moo di ànd sàmmi jikko yi incha allah ci semaine bi la ñu dëgmal si ñu gën a yaatal ci waxtaan bi ànd ak yéen tamit aussi fépp fa actualité bi toll Abdou Khadre moo nekkoon ci microphone bi li baas ci àllu xarale gi ñu leen jox beneen dig daje salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu